ngir am information yu wér te wóor abonneel Jéeri Jéeri TV bés cloche bi. asalaamaaleykum mbokki internet bu Jéeri Jéeri TV tey nag ñu ñëwaat ak yéen ci jàngatu bés bi tey si lundi 22 février 2021 monsieur ànd comme d'habitude sama confrère El Hadj Mamadou Tigal El Hadj na nga def. maa ngi fi rek Rahma maa ngi lay nuyu ginnaaw ba ñu nuyoo suñu mbokku téléspectateurs yi ñuy suivre bés bi yàlla sàkk si seen édition jàngatu bés bi tey nag ñu door ko ci altine bi tombeek ñaar fukki fan ak ñaar fas yéene xuus nag ci li nga xam ne rek mooy wàllu xibaar ci biir réew mi ak bitim réew. alors comme ni ñu koy defee saa su ne dañuy commencer par wér-gu-yaram maanaam santé ñu koy commencer par le point du jour avec le ministère de la santé et de l'action sociale tey lu mu wax. voilà tey ñu ñëw rek comme ni ñu koy waxee li nga xam ne mooy situation du jour du communiqué bi nga xam ni day bàyyi ko bés bu yàlla sàkk foofu nga xam ni mooy ministère de la santé et de l'action sociale mu jëm rek ci tolluwaayu mbas mi ci biir réew mi ak gox yu fasantikoo yi tey nag comme bi ñu defee li nga xam ne rek mooy test yi lu tollook 1931 tests réalisé lu tollook ñoom nag 100 maanaam junni ak juróom-ñeenti fukk ak fanweer ak benn ñi nga xam ni saytu nañ seen wàllu wér-gu-yaram lu tollook 172 maanaam téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaari doomu aadama ñoom ñoo ci amee li nga xam ne rek mooy doomu jàngoro bi mu tollook taux de positivité boo xamante ni mi ngi toll ci 8,90% maanaam téeméer boo jël juróom-ñetti ak lu topp jot nañu laale ak li nga xam ni mooy doomu jàngoro bi ni nag lañ leen teqantale lu tollook 45 contacts suivis maanaam ñi nga xam ni amee nañ doomu jàngoro bi ñu wàll leen ko ñoom toll nañ ci ñeent fukk ak juróom ñi nga xam ni tamit ñoo ñuy sonal docteurs yi te jaaxal lëmb xelu askan wi mooy cas communautaire yi toll nañ ci 127 maanaam téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar yi nga xam ni toujours ñu ngi issu ci transmission communautaire ci loolu aussi ñu daal di nemmeeku rek ci li nga xam ne ba tey moo jëm ci situation du jour bi. lu tollook 294 patients maanaam ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñeenti doomu aadama ñoom jot nañu wér ba dellu seen i njaboot ak seen i kër waaye ñi ki bés ñi ki ci ba tey rek ñu jëm ci situation bi 56 cas graves nga xam ni mooy ñi nga xam dañu nekk ci situation bu critique nekk ci salle de réanimation yi wala urgence ci différentes kii nga xam ne si différents points de traitement yi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi ñoom toll nañ ci 56 maanaam juróom fukk ak juróom benn doomu aadama yoo xamante ni ji seen situation xaw na doy waar ñu ñaan yàlla rek ñu génn si ak jàmm nit ki bés ci tey nag démb jot nañu am 6 cas de décès maanaam juróom-benn doomu aadama yoo xam ne ji jot nañu ñàkk seen bakkan ci li nga xam ni mooy mbas mi. bi mbas mi duggee ci Sénégal ci ñaari fan ci weeru mars atum 2020 ba fi ñuy wax ak yéen lu tollook maanaam 33 099 personnes maanaam fanweeri junni ak ñetti junni ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent yoo xamante ni ji jot nañu laale ak doomu jàngoro bi ci ñoom nag lu tollook 27 428 maanaam ñaar fukki junni ak juróom-ñaari junni ak ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett ñoom ñoo ci jot wér ba dellu seen i njaboot waaye nag li ci doy waar rek mooy ñi nga xam ne ñoo ci ñàkk seen bakkan toll nañ ci 814 fi ñuy wax ak yéen muy juróom-ñetti téeméer ak fukk ak ñeenti doomu aadama yoo xam ne ji jot nañu ñàkk seen bakkan ci lii di mbas mi ci loolu rek fii ñuy wax ak yéen ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci loxoy docteur yi ñuy saytu seen wàllu wér-gu-yaram toll nañ ci 4856 maanaam juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn doomu aadama yoo xamante ni ji ñi ngi ci loxoy docteur yi ñuy saytu lii di seen wàllu wér-gu-yaram kon Rama loolu mooy li nga xam ne mooy situation du jour bi nga xam ni bàyyikoo na ci bataaxal bi tollook 358 maanaam ñetti téeméeru bataaxal ak juróom fukk ak juróom-ñett bi nga xam ni bi mbas mi duggee Sénégal ba léegi ñu ngi koy taataan bàyyi ko ci ministère de la santé et de l'action sociale ministère bi nag di gën a ñaax askan wi rek ñu wàccoo ak li nga xam ne mooy digle yi te moytu tere yi ci li ci jëkk rek mooy ñu port de masque yi raxasu yoxo yi ak li nga xam ne rek mooy distanciation yi ñu respecté ko yenn événement yi nga xam ne amul solo ñu bañ fa di dem ñu des seen kër bu ñu ko mënee su fekkee amuñu benn yitte bu am importance li nga xam ne tamit moo jëm ci produit hydroalcool yi aussi ñu koy faral di fàggandikoo di ko yor am na yu ndaw am na yu mag yooyu dina tax tamit ñu gën a mën a xeex li nga xam ne mooy mbas mi Rama. D'accord alors tey aussi ba tey ci santé ñu ngi wax tamit démarrage vaccin bi nga xam ne war na commencer suba incha allah. voilà li nga xam ni moo jëm aussi ci démarrage li nga xam ne mooy ñàkk gi ci mboolem maanaam gox-goxaan yi ci réew mi
fi nga xam ne nag fa lañ ko fas yéene doore région bii di Dakar ak Thiès xam nga ni ñoom la ñu gën a yaakaar ni moom la mbir mi laal mooy zone rouge yi comme ni ñu koy waxee. ñoom déjà ci loo bi lañ bokk ak région bi nga xam ni tamit mooy Saint-Louis aussi ñoom it ci loo bi lañ bokk ak Diourbel ak fi nga xam ni tamit mooy Fatick. ba ci fële nga xam ne mooy Matam ñoom ñëpp ci démarrage campagne suba bi ñoom déjà comité bi nga xam ni mooy saytu wàllu li nga xam ne rek moo jëm ci muy comité national de vaccination bi nga xam ni moom la ñu jagleel li nga xam mooy campagne bi installé nañ ko tey ci lundi ji ci altine ji bu ko defee suba rek ñu daal di mën a sóobu nag ci li nga xam ni mooy liggéey bi ñuy fàttali rek Sénégal jot na am 200 000 doses maanaam li tolloog ñaari junni ci li nga xam ni autant pour moi ñeent fukki junni ci ay li nga xam ni waaw ay vaccin la mu nekk ñaari téeméer junni autant pour moi ñaari téeméer junni yoo xamante ni ji am nañ ko ci ay vaccin yoo xamante ni ji jot nañ ko teg ci li nga xam ne rek mooy plateforme bi ngir mën a démarrer li nga xam ne mooy campagne de vaccination boobu nga xam ni li nga xam ne mooy ministère bi mi ngi gën a ñaax ñi nga xam ne ñooy askan wi ñu bàyyi xel ni li ci lore amu ci ndaxte bu fekkoon loolu lu am la kon experts yi duñu bàyyi ñu koy ñàkk ñi nga xam ne ñoo doomu aadama yi te ñooñu nag ñi ci gën a ciblé première phase bi il faut ñu rappeler ko mooy personnel de santé yi d'abord ñi nga xam ne ñooy force de l'ordre yi ak ñi nga xam ne ñooy comorbidité yi mooy ñi nga xam ni ay troisième âge lañu nga xam ni des fois dañuy am ay feebar yoo xam diabète la wala tension ñooñu la ñuy jëkk ciblé pour xool après nag ñu bàyyi 2 jours 3 jours ñu xool résultats yi nan lay joxe bu ko defee nag ñu gën a dàbbali li nga xam ni mooy deuxième phase bi continuer ko. continuer ci wàllu politique bi nga xam ne commission ad hoc bi tey dafa war a réunir encore pour sooru Ousmane Sonko. Rama comme ni nga ko waxee tey ci altine ji ñi nga xam ne ñooy commission ad hoc bi dinañ dajawaat fële ci pencum réew mi ngir rek lépp jëm ci li nga xam ne rek mooy mbirum Ousmane Sonko bi dox ci digganteem ak ndaw soosu nga xam ni daf ko maanaam jiiñ sàkku ci li nga xam ne rek seen diggante ñoom ñaar mu nekk loo xamante ni ji ba léegi pënd ba wuréegul ndaxte li ko waral mooy ñoom ba léegi daal dafa mel ni l'immunité parlementaire muy kiirlaay bi nga xam ni moo nekk ci ndodd kii di Ousmane Sonko en tant que député dafa mel ni daal dindi ko wala ñu ñàkk koo dindi ba tey njaw des na xam bin li ko waral mooy ba tey dañ ci am loo xamante ni sax nemmeeku nañ ci kii di député bii di Cheikh Bamba Dièye bokk ci non inscrit moom dafa démissionné ci li nga xam ni mooy commission bi kii di tamit Moustapha Baba Guirassy bokk ci kujje gi moom it tamit dafa démissionné kon mu mel ni mbir mi dina nekkaat loo xamante ni ji il faut ñu compléter leen xool ñan ñoo leen remplacer pour ñu mën a wéyal liggéey bi foofu ca commission ad hoc bi ñu war a daje tey si altine ji pour xool ndax député yi dinañ dindi li nga xam ne mooy kiirlaayu kii di Ousmane Sonko wala duñ ko dindi ñuy fàttali ni nombre de députés yi nga xam ne ñoo daje fas yéene bu amul absence ci li nga xam mooy assemblée nationale à part la commission ad hoc toll nañ ci 160 députés muy téeméer ak juróom-benn fukki députés yoo xamante ni ji ñoo ëmb loolu nga xam ne mooy pencum réew mi kon nag loolu mu nekk loo xam ne ji lu ñu war a bàyyi xel la ci li jëm li nga xam ne rek mooy maanaam lever immunité parlementaire bi kii di Ousmane Sonko. D'accord ba tey ñu continuer ci wàllum politique ñu wax sorti Adama Faye bi nga xam ne mooy frère première dame. waaw Rama ba tey ci wàllu politique ki nga xam ni mooy beau frère président de la république goram lañ ko mën a wax di waa Adama Faye nga xam ni moom génn na def benn sortie boo xamante ni ji sortie boo xamante ni ji ñi ci bari sax même ñi nekk ci kujje gi dañ ko rafetlu ndaxte ku ne xam na ni moom rakku première dame la en même temps aussi mu bokk ci seen camp mu génn wax bu rafet jëme ko ci ki nga xam ni mooy Ousmane Sonko donte mi ngi ci ay jafe-jafe nee na ki nga xam ni Ousmane Sonko dafa am ay wayjur am ak njaboot kon mbiri politique bu mu tax ñu sacrifier ko ñi nga xam ni ñooy ay camarades am ñoom la joxoon baaram sax muy député yi mu ni li ñuy def foofu ci assemblée nañ ko xool seetantal ko bu baax bala ñuy dindi li nga xam ne mooy kiirlaayam ñu koy yóbbu ci yoon te xañ na la ca làqu yépp nekkul loo xamante ni ji xañ na noonu la demee wala affaire politique la kon kooku yaakaar naa ni su génnee waxkat yooyu loolu mooy wane ni am na ñoo xamante ni ji dëgg rek moo leen ñor ak fu ñu mën di féete bu dëgg ñëwee dañ koy wax mu nekk sortie boo xamante ni ji yaakaar naa ni donte am na ñoo xamante ji ci camp bi mu bokk di APR du leen neex mais ñi nga xam ne ñoo nekk ci kujje gi ak ñi nga xam ne tout simplement ay sénégalais lañu dañ ko rafetlu ci sortie boobu nga xam ne def na ko wax ci wax ju rafet ba pare nag indi ci loo xamante ni ji dafa jëm ci côté divinité maanaam gëm-gëm c'est très important parce que moom boo ko xoolee dafa nekk koo xamante ni ji macha allah il est pieux
parce que koo xamante ni ji dem na bay tabaxi jàkk ngir nit ñi di ci mën a jullee yooyu kooku am na lu nekk ngëm-ngëm bu nekk ci moom malgré mi ngi ci langue politique gi kon su demee ba àddu wax lu mel noonu koo xamante ni ji borom xol bu rafet nga wala ku am yéene ci sa moroomu jullit donte bokku leen jëmukaay da nga koy rafetlu mu nekk kàddu yoo xamante ni ji ñu si bari tey si Sénégalais yi rafetlu nañ ko mu ni nañ bàyyi xel bu baax si kaw Ousmane Sonko buñ ko maanaam caxat-caxatee buñ ko tamit def ci loo xam ne naka suñu noonu ndaxte nee na ñu sànq ku mel ni Ousmane Sonko wala koo xamante ni ji dafa mel ni moom ci langue politique gi taxul ki fi nekk mu faluwaat bañ ko sànq tamit teewul tamit ki fi nekk bu waree falu bu warut a falu du faluwaat kon yooyu yëpp mu nekk ay termes yoo xam ne tey génn na ko ci sorteem boobu ñu war ci bàyyi xel bu baax a baax. Alors, on va parler aussi de culture, avec les difficultés rencontrées par les acteurs culturels du département de Dagana. waaw li jëm ci wàllu caada ak cosaan dañ koy indi tey rek mu jëm ci li nga xam ne rek mooy département Dagana nekk foofu ca région bu Saint-Louis ci précisément foofu ca Richard Toll ñoom nag fi nga xam ni mooy maison de la culture boo nga xam ni moo nekk foofu ca diwaan ga kii di directeur bi di Moustapha Tall dafa génn maanaam ngir xamal ñi nga xam ni ñooy maanaam njiitu kilifa yi nga xam ne ñoo jiite réew mi ni ñoom ñu ngi jàkkuwanteeg ay jafe-jafe yoo xamante ni ji li ko waral mooy mbas mi moo fa jaar ndaxte boo xoolee nee na seen projet yi nga xam ni moom lañ doon am at mu jot boo ko dee xool bari woon na lool mais ren ba fii ñuy wax ak yéen bi ñu duggee ci at mu bees ba léegi ñaari projet rek la ñu mën a maanaam duggagul te ñaari projet yooyu ba léegi sax mi ngi takkatéem bi mu téye yegg mu nekk loo xam ne ji tamit ñoom it ñu ngi koy mettitlu ba tax na rek dafa mel ni day génn woote wallu ci ñi nga xam ni ñooy état bi ndaxte nee na charge yi metti na ci ñoom te affaire yi doxatul ndaxte li jëm ci li nga xam ni nee na mooy wàllu facture électricité bi di facture ndox bi di facture ak internet bi lépp seen ndodd la nekk ñoo koy fay te fi mu toll nii li ñu doon générer ci ay recettes pour mën a combler maanaam kii yooyu nga xam ni moo tegu seen kaw mënatuñ ko ba tax na nag ñuy daal di lancer benn appel ci njiitu réew mi d'abord ak ñi nga xam ne ñooy seen kilifa seen ministère de tutelle du ministère de la culture kii nga xam ne mooy Abdoulaye Diop nekk sa bopp ba ñun daal nañ leen ñëw jàppale leen ndaxte fi ñu toll nii maanaam metti na lool foofu nga xam ni mooy ca diwaanu Dagana jàpp Rosso ba fi nga xam ni mooy Waalo mu nekk loo xamante ni ji ku xam zone boobu xam ni c'est une zone très riche en culture mais suñu demee tamit ba tollu diggante boobu jaadu na yellu na ñu yëgal ko ñi nga xam ñooy seen kilifa ngir ñu mën ñëw jàppale leen balaa loolu di gën a sooxee ndaxte bu sooxee rek culture Sénégal rek mooy sooxee. bu ñu génnee ci culture ñu dellu ci divers. ci divers tey avec l'insécurité du campus social de l'UCAD bi nga xam ne tey waa service de sécurité bi nekk foofu dañu gis ci chambre yenn étudiants yi ay armes blanches. waaw Rama comme ni nga ko waxee li nga xam ni mooy temple du savoir suñu demee ba di fa nemmeeku loo xamante ni ji dañ koy méngaleeg champ de bataille bon il y a quoi de se poser la question là-dessus parce que université man maa ngi fàttaliku parce que maa ngi nekkoon pavillon H chambre 92 kon man xam naa yu bari yoo xamante ni doon na fa am mais en tant que étudiant doo mën a nekk foofu naa da ngay dénoncer mais loolu nekkul lu bees je pèse mes mots depuis surtout ci jamonoy Ablaye Wade ku ne xamoon na ni université loolu yàgg na fa arme blanche yooyu ñuy wax ay gourdin yooyu étudiants yi dañ doon préparé wu di ko denc parce que toujours dañ doon am ay confrontation seen biir parce que étudiants yi fa nekk ñi dañoo bokk ci bii boor ñi bokk ci bii boor ak xam nga ku ne xam na ni amicale des étudiants ku ne yàgg na ku def université xam nga ni toujours ay tension moo fay juddu. ba tey ñu continuer si divers ak le convoyeur de Barça wala Barsac mi ngi tudd Pape Meng bi nga xam ne jàpp nañ ko niki démb fële ci Kafountine ak 80 personnes à bord. voilà Rama comme ni nga ko waxee ba tey ci wàllu divers dafa nekk loo xam ne ji bokk na ca muy ki nga xam ni mooy wuyoo ci turu Pape Mbengue nga xam ni moom it dañ ko jàpp bu bees du lu bees ci li nga xam ni moom lay yëngu muy day jël ay tout tànk ay doomu ndaw réew mi yoo xamante ni ji maanaam day préparer gaalam dugal leen ci fas yéene leen yóbbu fële nga xam ni mooy Espagne ñu tudd ko Barça wala Barsax moom nag bu ñu fàttalikoo ci jamono yi ñu weesu il y a 3 mois de cela jàppoon nañ ko fii ak benn gaal boo xamante ni mi ngi teeroon fii ci waaxu Almadi avec 31 disparus yoo xamante ni ji dañu mujj ñàkk seen bakkan ci ndox mi kenn gisu leen moom it il faisait partie des portes disparus ce qui est grave dañu yaakaaroon ni dañ ko déclaré ni moom dee na ndekete moom deewul mi ngi dund mais gis nga yàlla li muy def li ñuy Olof Njaay di wax rek ñam naa ko neex na bàyyi naa ko xañ na day xaw a téye yenn nit ñi xañ na loolu moo ko animé waat mu daal di dem
fële nga xam ni mooy sud du pays ci Kafountine foofu ca région bu Casamance daal di fay organiser waat beneen convoi boo xam ne ji dañu waroon départ pour dem Espagne heureusement force de l'ordre yi daal di koy teg loxo mu nekk loo xamante ni ji lu doy waar ndaxte préparé woon lu mot lu tolloog 80 personnes muy juróom-ñetti fukki doomu réew mi ñoo xamante ni ji préparé woon nañ pour embarquer leen pour ñu war a mën a dem foofu nga xam ni mooy Espagne ak ay risques yi nga xam ni moo si nar a judd kon xam na ni Barça wala Barsaq li mu rey ci ay doomu aadama surtout ci ñi nga xam ne ñooy jeunes yi bari na bari goo xam ne ji foo ko takk weesu nañu kon nag moom bu fekkee dafa continuer di def li cette fois ci yaakaar naa comme gars yi jàpp nañ ko dafa mel ni néew ma dutu ko def de mais gëw ma ni bala koy defati dutu ko tal incha allah kon loolu mu nekk loo xamante ni ji moo nekkoon fait divers yi te ñu indiloon ko ci seen jàngatu bés bi. bu weesoo loolu ñu jàll ci économie donc tey ñu ngi waxtaanee tamit la campagne d'arachide avec le directeur de la Sonacos Modou Diagne Fada bi nga xam ne il s'est dit satisfait par les résultats obtenus par la vente de 2020 à 2021. voilà comme ni nga ko waxee ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu koom muy économique. ki nga xam ne mooy directeur Sonacos bi di Modou Diagne Fada dafa ñëw def benn sortie boo xam ne ji ngir leeral askan wi ci ni nga xam ni mooy tolluwaayu njënd mi ak njaayam gerte mi ndaxte li ñu ci nemmeeku mooy nee na daal résultat yi ñu am boo xoolee téeméer boo jël juróom-benn fukk ak juróom yi daal daanaka ñoom jot nañ ko téye nañ ko seen loxo mu nekk loo xamante ni ji nee na dañ koy rafetlu te ñuy ñaan nag balaa campagne bi fi mu toll nii des na ñu gën a atteindre lu gën a sori loolu. bu weesoo loolu ñu jàll ci qualification Jaraaf contre Platinium ci benn bal ci dara. waaw ci page sport bi dañ koy dooree ak li nga xam ni rek mooy la belle qualification de cette équipe médinoise nga xam ni match aller bi dafa dooroon Platinium 1-0 foofu sur dëkkam ca Arare mu ñëwaat fii dàbbali ko fii ci stade Lat Dior bu Thiès la ñu amee woon match bu ñu ki démb Jaraaf dóoraat ko 1-0 mu may ko nag mu décroché ticket de qualification bi nga xam ni moo koy permettre mu dem ci phase pool bi nga xam ni mooy regroupé parce que ils sont 32 ci li nga xam ni moo leen permettre ñu dem ci phase de poule bi phase de poule bi boo ko déggee 32 yi 16 ñoo ciy génn léegi 16 yooyu bu ñu génnee ñooy dem phase de poule bu ñu ci jógee nag si la ñuy jouer quart de finale ak demi-finale pourquoi pas Jaraaf dem ba en finale pour remporter équipe bi c'est une première nag pour la première fois pour cette équipe de Jaraaf mu accéder si stade boobu à part une seule équipe sénégalaise moo ko defoon di la GIA la grande GIA nga xam ni moom moo ko defoon ci ay jamono tey nag équipe bi di Jaraaf mi ngi topp ay paam ay traçam pour mën a honorer li nga xam ni mooy footballu Sénégal ci compétition africaine li nga xam ni moo jëm tamit ci compétition ligue africaine équipe bi nga xam ni mooy FC Teungueth moom it dina am match retouram suba ci mardi bi incha allah foofu ca stade Lat Dior aussi ak équipe bi nga xam ni mooy équipe Espérance de Tunisie moom it ñu koy ñaanal di leen fàttali match aller bi FC Teungueth dafa perdre doon par 2-1 mais am nañu yaakaar bu baax ni avec 1-0 war na ci mën a génne fii nga xam ni mooy ci à domicile kon nag ñu koy ñaanal rek mu am ndam ci li nga xam ni mooy match boobu contre les Tunisiens ñu jeexale ko ak li nga xam ni mooy lutte bon dina neex ñi nga xam ni ñooy yëngatu ci wàllu lamb surtout les lutteurs wala les amateurs de lutte la saison 2021 va démarrer incha allah le 1er mars prochain mais ce sera à huis clos nga xam ni maanaam mbër yi dinañ sëgg di bëre mais duñu ña fay teew waaw ñoom ñoo fay nekk ak quelques ñi nga xam ne ñooy organisateurs yeeg yooyu duñu bari mais comme ni ñu ko doon defee en masse foule bi ñëw supporters yi loolu du mën a nekk. jërëjëf El Hadj kon mbokk internet ci Jéeri Jéeri TV yi leen andiloon ci jàngatu bés bi ñu leen di jox dig daje suba incha allah. ngir am information yu wér te wóor abonneel Jéeri Jéeri TV bés